salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi taataane xabaar yi comme chaque semaine dañuy ñëw faram fàccee actualité de la semaine li ci gën a fës nag bokk na ci mbirum diplomatie ak taxawaay bu mag boole nga xam ne xalifa général de la Fayda Tidiane amal liggéey bu rëy foole ca Soudan Darfour ñoo xam ne dañ doon xiiroo ŋaayoo jàmm amu fa woon ONU dox na ci ay tànki jàmm ba daal di sonn moom ba mu fa demee nag daal di rek loolee lu nu mel nag danañ ci waxtaan danañ wax tamit ci wàllum politique nga xam ne saa su ne dafay bëri tension société civile bi ñoom ne danañ jóg taxaw ngir langu politique gi pouvoir ak opposition mën a sàmmwante ak lépp lu ànd ak yoon nañ wax ci éducation syndicat enseignant yi nga xamante ni ñoom tamit dañuy def seen plan d'action ci ay grève nañ wax tamit ci société jamono ji nu toll nga xam ne dafa tàng lool poussière bi bari lool poussière boole nag am na ñenn ñoo xamante ni ci askan wi du leen arrangé ndax am nañu asthmatique xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képpe bi la jotaay léegi ñu daal di yaatal. ñu nuyuwaat leen ci télé bu mag bi Time for Africa TV comme ni leen ko junjee ci bopp xibaar yi ci wàllum diplomatie kii di Cheikh Mahi Ibrahima Niass xalifa général bu Faydu Tijani foole ca Darfour Soudan dafa amuloon liggéey bu am solo maanaam jubale ñoo xam ne dañ doon xiiroo ak ŋaayoo jàmm gëj fa lool ci ab diir bu gàtt mu daal di leen jubale moom mi le nag gannaaw bu agsee fii ci diwaanu Sénégal mbooloo mu takku ñoo ko tertu lu mel nag sëriñ bi moom kontaan na ci lool kaddu yi la jibal bu mu wàccee ci aéroport moom xalifa bi nag liggéey bu mag bi nga xam ne def na ko njiitu réew mi Macky Sall nga xam ne moo nekk président bu Union africaine moom mi ngi koy sargal di ko félicité ci li nga xam ne moom la def Serigne bi Niass moom sax moo nekk président bu Union islamique bu africaine moom li mu xam ne sax mooy ne ndam lii ndamu Afrique la. ba tey ci xalif bi sax moom la ñuy desandi mësuta tay ci def lu baax joxe xam-xam kan mooy Serigne Mahi Ibrahima Niass ñu déglu Ali Thiam ak récit bi ñu ci defal. Cheikh Mahi Niass, l'extincteur des conflits, le bâtisseur en silence total. Cheikh Mahi Niass, l'intellectuel Khalif de Medina Baye, fils de Cheikh al-Islam Ibrahim Niass, communément appelé Mame Baye Niass, est un homme multidimensionnel, un intellectuel de renommée, un digne ambassadeur de la paix qui n'exclut aucune appartenance ethnique ou religieuse pour la paix et la cohésion sociale. Son discours est toujours centré sur la paix et la retenue à chaque fois qu'il y a une instabilité dans le pays et en dehors du pays. Dans les moments sombres du mois de mars, il ne tardait pas à réagir en nous disant: le Sénégal nous appartient, c'est le devoir de chacun de le préserver, et en bannissant toute forme de violence d'où qu'elle vienne, en cultivant la tolérance, la paix et le travail de bienfait pour le développement de ce pays. Ces paroles nous servaient de sérum pour un retour immédiat de la paix. En une semaine, il a puis résolu le conflit gigantesque des 50 tribus au Soudan, une guerre qui date depuis des années, une chose qui semblait être impossible jusqu'à l'atterrissage du discret missionnaire de Mame Baye Niass à cette terre qui a longtemps pleuré le retour de la paix et qui est humidifiée de sang depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, en moins d'une semaine, Cheikh Mahi Niass transforme le feu en goutte d'eau qui ramène le sourire des Soudanais. Le geste est non seulement noble, mais lui semble tout à fait normal, car il se considère comme un serviteur. Le prix Nobel de la paix vient d'avoir un sens avec Al-Mahi le mieux, Mahi le pieux, Mahi le cordon ombilical indispensable dans le monde de violence où la crédibilité s'envole, le désespoir s'installe, la foi pourrit et le diable règne dans toute sa liberté. Alhamdulillah, merci à notre héros. Cheikh Mahi Niass. gannaaw diplomatie dañuy wax ci mbàllum politique fii ci diwaanu Sénégal nag tension léeg-léeg moo am ci langu politique gi loola nag société civile bi da ci am taxawaay
ba moom sax mi ngi o ñi nga xam ne ñooy pouvoir bi ak opposition bi ñu gën a ànd ak dal teg lépp ci yoon rawatina nag ci élection législative yi nga xamante ni moom lañ war a jëmal ci juillet bi ñoom nag ñi ngi wax ne institution yi na kenn ku ne ak ci ñoom sàmmonte ak moom. naaw loolee dañuy wax ci njiitu réew mi Macky Sall ak homologue yu Guinée Bissau ak réew bi di Comores doon inauguré fii ci Dakar bateau hôpital global Merci Sips boole bateau nag dana permettre ñi nga xamante ni ñooy population yi nga xamante ni dañoo diminuer ngir ñu mën a am ay soins chirurgicaux ñu déglu njiitu réew mi Macky Sall. L'inauguration de ce nouveau bateau baptisé Global Merci. Inauguration bateau bi nga xam ne ñu ngi ko duppee Global Merci loolee dafa am lu muy firndeel ak taxawaay boo xamante ni amal ngeen ko ba indi bateau bi li ci population yi nga xamante ni ñoom noo ko yeeyoo te mbir def na lu tolloog fanweeri at ngeen ci xalaat moo tax tey ma am mbégte bu baax a baax di njukkal ki nga xam ne mooy Don Stéphane nga xam ne jàmbaar dëgg la ci li nga xam ne loolu la def. maanaam defar bateau bu mag a mag bi nga xam ne dina mën a taxawu ñi nga xam ne seen loxo jotut seen ginnaaw te aussi dañuy am ay jafe-jafe ci wàllum pàcc moo tax ci sa tur maa ngi gërëm ñëpp maa ngi fàttali lu tax ci atum septembre 2019 ñoo ngi doon waxtaan naka lañ war a mun a def ba dajale ay koppar yoo xamante ni danañ mën a amal bile liggéey muy bateau bi ni tey loole bañ ci xalaat tey mun naa wax ne objectif biñ ci bëggoon am nañ ko gannaaw ñetti at tey ñu di ko inauguré mu nekk bateau boo xamante ni dana mën a taxawu mbooleem diwaanu Afrique ak ci àdduna bi li yëpp nag muy wane ne dirigeant yi Merci Sips yi def nañ liggéey bu am solo défi la ñu wane fii ngir mën a ñoŋal intervention yi nga xam ne danañ ko man di def ngir taxawu ñenn ci askan wi am ay jafe-jafe ci wàllum paj gannaaw boole bato nga xam ne njiitu réew mi moo ko doon ubbi ak ay homologom président Guinée Bissau ak Comores njiitu réew mi tamit teg na beneen xeer bu njëkk jëm ci maanaam géej gi usine ndox boo xamante ni mi ngi situé fële ci Wakaam loolee nag bu yembee dana tax fii ci diwaanu Ndakaar ndox bañ fi manqué ñu déglu njiitu réew mi Macky Sall ba tey. mbokku Wakaam mbokku Sénégal tey jii amal naa mbégte ñëw fii ci Wakaam ngir lancé loo xam ni dina ñëwaat guleet ci Sénégal waaye guleet ci Afrique de l'Ouest ñu tànk ndoxu géej def ko mu ndox mu neex dugal ko ci biir kër yi. amoon nañu ay toolu jant yu joxe courant ay toolu ngelaw yu joxe courant tey nag am nañu ndoxu géej bu ñuy defar mu nekk ndox mu neex. loolu mooy programme bi ñu taxawal tey ñu tuddee ko usine de dessalement des Mamelles ñuy tibbee ndox mi ci géej gi fii ci Mamelles yi ci anam bu am solo ndax ku ne xam na jafe-jafe quartier yi nekk ci kaw yi mel ni Wakaam Ngor Almadies ndax dañu kawe dañu doon am jafe-jafe pour ndox mi dafa yegg lii nag bu pare ak li ko jiitu usine bu Kër Momar Sarr KMS 3 ñaari téeméeri junni ci ay mètre cube bu ne junni litre la déjà loolu ñu ngi koy mottali usine bi ci njëlbeen juróom fukki junni lay doon ci ay mètre cube ñu war ko yóbbu ba téeméeri junni kon nag li ñuy wax fii ak 2029 nga xam ni fii ak juróom-ñaari at dong la presque Sénégal dana soxla lu toll ci 1 million de mètres cubes ci bés bu ne lu bari la ci ndox kon lu ñu war a waajal la waajal bi ndax population bi day yokk tabax yi dañuy yokk te activités yi dañuy yokk kon bépp pexe buy mën a tax ñu am ndox mu doy te mën a méngoo ak capacité population yi war nañ ko def.
kàddooy njiitu réew mi Macky Sall ngeen doon teewlu ñu wax tamit ci lu jëm ci troisième mandat léeg-léeg mu jur cooba ku nekk di ci addu di andi xalaatam kii nag nga xam ne moom lañ dénk ministre bu urbanisme ak logement Abdoulaye Seydou Sow mi nga xam ne mbir mi teguwut ci ay xel ak xalaat conseil constitutionnel moom rek moo am légalité ngir wax kuy bokk ak ku dul bokk. ci réew mi nag xaalis bi dafay wasaaroo comme niñ koy gisee saa su ne kii di Mbackiyou Faye ci fan yi ñu génn rek dafa joxe addiya lu ci tollook benn milliard gannaaw loole nag fële ci kër Farba Ngom dañu fa sàcc lu ci tollook 890 millions lu nu mel nag tax na société bi daal di ci réagir ku ci mel ni Birahim Seck gis ne bile xaalis nga xam ne dañu koy pasare fii ci réew mi lu mel dañ koo war a leeral bu fekkee du lu set ñu daal di ko andi ay daan ñu déglu xeweña ak récit bi mu ñu ci defal. benn milliard yi addi yi Mbackiyou Faye ak juróom-ñetti téeméer yu toftala juróom-ñetti fukk ci ay millions Farba Ngom Birahim Seck moo ngi ci woo cour de contrôle homme d'affaires bii di Mbackiyou Faye jébbal na ci lu tollook benn milliard ci sunuy koppar addiya gu mu doon jox xalif général des mourides gannaaw ngan gu mu fi amaloon ndakaaru ajjuma gi weesu semaine nga ca topp yéene kaay source ay ni ngi xamal ni ab càcc dafa am ca kërub Farba Ngom ci lu toll ci juróom-ñetti téeméer yu toftala juróom-ñeenti fukk ci ay millions ci yu ñu sàcc géwalu pa njiitub réew bi di Macky Sall alagu takk goog yi andi na ay laaj ci seenub amin soxal na loolu Birahim Seck di coordonnateur forum civil mi ngi wax ne su nekkoon ni dëkk bi am na ay institution yuy doxal seeni liggéey ni mu ware dinañu indi ay leeral ca alal googu naka lañ ko amee ma ngi koy xamle ca Presse Afrique di ñu ko xamal barki démb gis nañ ne benn taalibe murite di jox sëriñam ci lu toll ak benn milliard ci suñu koppar jàpp nañ ne suñu institution yi bi ñu doon liggéey ni mu waree dinañu leen woo laaj leen seen alal gi nuñ ko amee dolli ci itam juróom-ñeent fukki millions yi Farba Ngom ne dañu koo sàcc ci biir këram ñu leeral itam fu mu jóge Birahim Seck di ko xamle ci àllarba gi ci ab atelier de partage avant projet de loi bu ëmb publicité tey CREI yi ak IGE bu Cour des comptes dañu leen war a andi ay leeral si lii le dañoo xañ bu baax wàllub recevabilité fii ci Sénégal li ñu doon xaar ci biir sàcc bi nekkul ni rek ñu teg loxo kiy sàcc xaalis bi waaye moom xaalis mi wax fan la ko jëlee dina leer lu wax fii ñu ko amee mu des ngir xam ba xam amin gi lew na wala lewut Birahim Seck di ko xamle. ki nga xam ne tamit mooy ministre de l'intérieur bi dafa génne benn décret boo xamante ni pour wane ñi nga xamante ni dañoo bokkul ci élection législative yi nga xam ne dañ leen ci génne ñu déglu Alla Thiam ak détails yi. ci ab arrêté bu ñu génne nag ci altine bi ministre de l'intérieur bi génne ko mi ngi ñuy wan liste yi nga xamante ne nag jot na ko mu tolloo juróom-ñett yoo xamante ne dina dem ci jongante bi bokk gis-gis liggéey naataange askan wi nag bokk na ci ak alternative pour un Sénégal de rupture Benno Bokk Yaakaar buntu bi les serviteurs MPR grande coalition wàllu askan wi et Yewwi Askan Wi liste yi nga xamante ne nii nag mooy suppléance scrutin proportionnel Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi nag dañ ko recalé ci bi nga xamante ne dugaloon nañu ab recours génn nañu xamal nañu liste boobu nag duñ bokk ci jongante bi ñu amal ci élection locale yi waaye nag Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi ba tey amal nañ possibilité dugal lii di recours ngir ñu mën a bàyyi seen liste yooyu li ci jën fes nag mooy Ousmane Sonko nekk tête de liste Yewwi Askan Wi ñu xamal ne nag du dem ci élection législative yi ki ñu koy xamal di Walf Quotidien. gannaaw ñi nga xamante ni maanaam bokkuñu ci élection législative yi maanaam dañ leen a lankal seen candidature bokk na ci coalition bi di gëm sa bopp nga xam ne Bougane Gueye Dany moom moo ko jiite moom mi de sax ci talaata bii ñu génn dafa déposé fële ci conseil constitutionnel pour ñu annuler liste coalition Benno Bokk Yaakaar ndax ñoom dañoo jàpp ne coalition bii nii sàmmantewul ak yoon ak li nga xamante ni mooy parrainage bi bu ñu sukkandikoo nag ci Babacar Justin Meng nee na Bougane Gueye Dany ak ay compagnie du ñu bàyyi benn yoon kii di coalition Benno Bokk Yaakaar bokk ci élection législative yi ñu nam amal. coalition Yewwi Askan Wi ñoom tamit kenn demul ñu des kii di mandataire national bu coalition bi Déthié Fall moom it dafa déposé ñetti recours ci conseil constitutionnel
pour contester décision bi nga xamante ni moom la conseil constitutionnel daal di jël moom mi la sax àndul benn yoon ak taxawaay bi nga xamante ni moom la ministère de l'intérieur bi di taxawee mooy Antoine Félix Diome. ci président de la république ci semaine bi tamit dafa yëkkati ay kaddu daal di xamle ne moom ci poste présidentiel bi nga xamante ni moom la nekk raajugul bay terminé loolee nag laka la ko askan wi a gisee bu ñii ne ay projet am daal baax na ña ca des ñoom seen xel mi ngi jiixi jaax ñu déglu réaction sénégalais yi ci micro trottoir bi nga xamante ni Yvon Aka moo ñu ko defal ak Amarta Sonko. li ma ci xalaat mooy comme quelqu'un bi nga xamante ni day diriger comme njiit comme koo xamante dañ koo dénk ne ko liggéeyal je pense bien que ne des fois di nga am foo xam ne boo fa tolloo franchement di nga ne lii pare na wala lii pareegul. Et je pense que donc phrase boobu noonu c'est très normal ñu dénk nit ne ko liggéeyal mu ne man de maa ngi liggéey waaye li ma bëgg a liggéey kat sax dëgg fa neex yàlla gëm naa ne pareegul. constitution bi daf ko mayoon ne ko 2 mandats moom aussi moo waxoon ne 2 mandats lay def du coup en fait comme que def na 2 mandats li nga xam ne rek mooy yoon quoi en fait selon moi quoi en fait mu dem waaw ci demoon bu rafet aussi. keneen ñëw remplacer ko puisque état moom est une continuité quoi comme on dit. bu ñu jëlee problème mu inondation parce que inondation au Sénégal tey ñëpp xam nañ ne du travail boo xam ne da nga koy def du jour au lendemain donc qu'est-ce que je veux dire par là mooy tey lotissement yi ni ñu ko lotissé woon ñëpp xam nañ ne baaxul donc il faudra que tey ñu reveniraat ci loolu noonu gasaat yenn affaires yi defaat yenn branchement yi d'ailleurs sax état defoon na benn programme boo xam ne dañ ko tënk ci 10 ans te 10 ans du benn fan du ñaari fan donc ne serait-ce que bu ñu taxawee foofu rek dañu xam ne donc liggéeyu tey le président de la République muy monsieur Macky Sall effectivement pareegul donc boo ko waxee nag ci réew mu mel ni Sénégal dañ na non lu tax loolu dugg na fii génn fii mais ku nekk na ko jël si sa bopp des fois nga xiif sax ne yaay fu añ bi toll mooy la xaaral tuuti añ bi pareegul donc je pense bien que ne loolu la demee daal. ci kàddoo ya njiitu réew mi sax nag ki nga xam ne mooy analyste politique bi di Mamadou Sy Albert moom dafa gis de kàddu yu tekkiwul dara lu dul président de la République dafa won waa langul politique gi ne moom 2024 day bokk ñu déglu Mamadou Sy Albert ak analyse am bi. defe naa président génn na wax na lu ñu mën a dégg ci waxam mooy que dina nekk candidat ndax te temps yu passé yi yële dafa doon wax ne mënuma wax déet mënuma wax waaw wante tey jii su waxee ne moom parewul jeexalul dese na lu mu tekki mooy que dina nekk candidat présidentiel 2024 loolu moom xaw na leer lu ci bees xëy na mooy que léegi leer na que dina nekk candidat parewul pour jóge jóge ci nguur gi mu ngi contre attaque moom tamit moom xam na ne que am na benn ay sénégalais ñi nga xam ne ànduñu ak 3e mandat am na bitim réew ñu àndul ci 1er mandat mu ngi préparé pour xeex ñi nga xam ne dinañu bañ 3e mandat bi donc mu ngi ci stratégie taxawal li nga xam ne lii képp ku ànd ak moom dara du la ci bett su waxee ne dina nekk candidat mu ngi préparé donc APR mu ngi préparé Benno mu ngi préparé électeur am que moom parewul loolu stratégie la beneen stratégie bi mooy xam naa ne dina xeex ñi nga xam ne bañ nañu 3e mandat bi donc loolu ñaari stratégie. gannaaw politique dañuy wax ci wàllum yoon maanaam justice parquet bu Ndakaaru nag dafa lànkal requête bi nga xamante ni moom la ay avocat yu Ousmane Sonko daal di adressé woon doyen des juges ngir ñu daal di lànkal audition bi nga xamante ni moom la ñu waroon a def ci capitaine Touré Seydina Omar Touré ci fàttali nag requête bi nag ñu ngi ko déposé woon ci juróom-ñetti fan ci weeru avril bi ñu génn ngir affaire Sweet Beauté bi opposé woon Ousmane Sonko ak Adji Sarr nga xam ne dañ leen doon ko tuumaal viol. xiiro ngaayoo bi nga xam ne moo am sax ci njàng mi ñàkk déggoo bi ci diggante enseignants yi ak éducation bi maanaam ministère de l'éducation njiitu réew mi Macky Sall ci àllarba ji ñu génn sax bi mu doon amal conseil des ministres gën a wax ak ñi nga xam ne ñoo jiite njàng mi ak njàngale ngir ñu jéem a def seen kéem kattan ba lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum accord ñu daal di koy matérialiser loolee nee na nañ ci taxaw.
gannaaw xaarandi bi ñuy xaar gouvernement bi daal di sàmmonte ak digge yi nga xamante ni moom la diglante ak ñoom ñii di syndicat d'enseignants ya taxawut ñu daal di banque seeni loxo ndax ci semaine bi sax ñoom dañoo amal seen 12e plan d'action loole sax ni nga ko commencé ci ab débrayage ñoom nag ne nañ ni ki samedi sax loole ca lay daal di jeex ci jafe-jafe yi yëpp nga xam ne nag dafay am ci njàng mi ak njàngale mi gouvernement bi maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk foofe ci ministère de l'éducation ñoom ñi nga xam ne danañ def seen kéemt lay kattan ba calendrier scolaire bi du am benn jiixi jaax maanaam dara du ko perturber ñu déglu xewe ñaw ak détails yi. góor gi jamono yi ñoo ngi xaajaloo ak kuréel gi ëmb jàngalekat yi bokk ci kuréelu G7 kuréel googu ñoo ngi xëy bank seen loxo ne duñu dem ca daara ya gannaaw ba ñu sàkkoo ñu sàmm digle yi ñu amle woon ak nguuru Sénégal ci weeru février bi ñu weesu ñu bëgg ñu yokkal leen seeni payoor gannaaw ba ñu waxtaanee ak ñoom ba juboo ci ay kàddu waaye ñaxtu yi ñoo ngi dànkaafu ni di indi ay coppite ci calendrier scolaire bi waaye suñu tënkoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllum njàng gi ak jàngale gi moo ngi wax ni digle yu ñu digle woon ak ñoom dañ koy dëggal ba fi ñu tollu ni muy xamle ni soppiteek calendrier scolaire gi duy doon lu mën a nekk rawatina ba nu jàppee datub l'examen ndongo yi ba noppi moo ngi koy xamle la ci Le Soleil yéenekaay yi Mouhamed Moustapha Diagne di njiitub formation ak communication ci ministère boobe moo ngi naan nu ñuy def ba mën a dabewaat bis yi ndongo yi toog te jànguñu ko ndax waxtaan gi dajale woon na jàngalekat yi ak nguur gi moo soppi woon bés yi ñu jàppoon ci jàng gi ak l'examen yi ci élémentaire gi moyenne secondaire gi léegi certificat d'études élémentaire bi CFEE ñoo ngi ko jàpp ci ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin bii di ñëw tàmbaleek brevet fin d'études moyenne gi moom ñoo ngi koy amal ci fukki fan ak benn ci weeru juillet baccalauréat bi moom dinañ ko amal ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet bi ñu jëm. dañuy wax tamit ci société ñaari fan yu ñu génn fii ci diwaanu Ndakaaru du fa pënd lool fees dell ak poussière boole nag tax na kenn ku ne ci askan wi noo ko mën a fagaroo di nga ko def ñu déglu micro trottoir bi nga xamante ni Yvon Aka moo ñu ko defal Mariam Faye ak Amarta Sonko. des maladies facilement en fait. nekk na li nga xamante ne baaxul ci suñu wérgu yaram lii mën nañu jox ay jàngoro war nañu jël ay matuwaay ngir moytu ay feebar. Nous vivons ça vraiment très difficile. nekk na jamono ju métti pour ñi nga xamante ne ñooy asthmatique yi te loolu maa ngi koy ñaawlu ndax samay xarit yu bari dañoo feebar ngir poussière gi métti na trop. waaw peut-être am na fu muy nekk il faut ay trop ci kaw kii jaay jël ay matukaayam mais ñun moom suñu doon suturaal nañu xam nga ñu jël suñu matukaay baax a baax ci poussière bi bu ñu ñëwee fii dañ koy nettoyer xam nga li ñuy jaay aussi dañ koy nettoyer toujours daal. ci poussière boole nag même bu fekkee ne métti na lool ci ñi nga xam ne dañoo asthmatique ñi nga xam ne nag dañuy raxas seen oto ñoom bamba ji maasee na ci ñoom ndaxte dañ ci am koppar ju bare bari ñu xool reportage bi nga xamante ni Oumou Kalsoum Diallo moo ñu ko defal ak Abdoulaye Diba. Dakar fan yi poussière na loolu di lu métti ci sénégalais yi wante nag ñi di raxaskatu oto yi ku ci mel ni Mouhamed Dieng mu ngi ci gis boppam client yaa ngi ñëw bu baax donte yombul. affaire moom métti na trop wax dëgg yàlla. waaw ça va sant yàlla rek sant yàlla. waaw ñu ngi ñëw parce que balaa nit ñi di ñëw day fekk ñu xëy parce que ñun lii mooy suñu liggéey quoi. balaa nit ñi ne day fekk ñu xëy liggéey li ñu liggéey ba pare élément yi bu ñu ñëwee dañuy fekk affaire yëpp set quoi duñ ko xam ñoom mais poussière moom ñu la sonal quoi wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla ça fait 3 jours léegi ñu ngi koy gérer mais nag sant yàlla bu baax. laay moom dañu wax ni poussière gi métti na loolu teg si su ñibbee këram li muy njëkk a def mooy jël meew ak tàngal man su boole ko naan ngir aar ay poumon. poussière métti na lool ñi xëy di daan suñu doole ngir bëgg lu ñu yóbbul suñu yaay ak suñu njaboot gi xam rek sonn nañ ci poussière bi nii waaw ñu wax nag di président Macky Sall nga jàppale ñu xam rek jeunes yi sonn nañ damay ñëw jënd meew waaw ak menthe fraîche tàngal ko pour protéger sama dënn instant yi nag sama damaa soñ ñi may wax yow ne sax damaa soñ waaw bañ a sax may génn sama kër laa jënd benn masque xam nga yax gis naa dëkk ni mel. poussière nekk lu métti mën a jur ay jàngoro ba tax na sénégalais yi di ko méttitlu te ñaan ni ñu koy dundee fan yi ci suñu boroom saafaral leen ko ba ku nekk mën a dox ci say activité
ci jamono ji tamit nag ci diwaanu Ndakaar dafa tàng lool am na ñenn ñu bari ñoo xam ne tàngaay moom dara lañ ci supporté wul ñu déglu reportage bi nga xamante ni Oumou Kalsoum Diallo moo ñu ko defal ak Abdoulaye Diba. tàngoor nekk lu métti di ñu xamleel Mohamed Sabane dolli ci ni saafara ji mooy dem géej. tàngoor bi moom ñu ngi ko yëg waaye bu tàngee ba yeneen moment yi da ngi dem ci tefes bi féexlu tuuti quoi. mais ci loolu la ñu dëkk daanaka. waaw ci période bi moom bu jotee rek da nga xam ni nga koy gérer waaw. Mohamed Mar di étudiant UNIPRO moom itam dem wetu géej féexlu day fay mu dolli ci ne di xelal nit yi ñuy jëfandikoo ay déodorant ci transport en commun yi. tàngoor bi métti na trop mais daanaka yàlla xew yu ñu wàcce moom. géej gi moom daanaka moo gën a baax ci tàngoor bi côté 15h bi nii 14h bi moom doxantu géej moom daf lay fay bu baax. waaw comme ni ma solee maa ngi nii kër laa jugee dama jugee rek ñëw sama sapage après sama tenue bi fii laa koy mën a solee parce que dafa tàng gars yi faa ñuy comprendre loolu quoi des fois da ngay tàng xam nga dugg ci bus beeg yooyu da ngay ñàkk te loolu la ñuy bañ moo tax dañ koy oyofal rek mais déodorant yi tamit bu ko gars yi di fàtte ci bus yi parce que des fois nga taseeg ni mën na la nii. suñu école moom tàngoor bi sonnaluñu ndax dañuy jëfandikoo ventilo di xamle Mohamed Mar waaye nag loolu du ñëpp ñu ko mën a am rax ci dolli ci mbedd mi. tàngoor bi ñu ngi essayer di ko gérer mais pour ñun ça va quoi ndax suñu université am na ay ventilo ak ay clim et tout donc on essaie de gérer quoi. oui mbedd bi day xaw a tàng ndax surtout moyen de transport yi boo duggee ci bus yi day fees dell presque doo mën a nooy sax man su tàngee des fois damay dem plage daal di jël air tuuti ndax foofu day xaw a sedd quoi. Ndeye Marème Gueye jaare foofu ne ak tàngoor bi toog di xaar lu la yóbbu day métti torop waaye mi ngi wax ne moom solinam mooy tàngoor bi sol xanaa lu mel ni coton. tàngoor bi métti na ci bi saasa na affaire yi saasa na te boo jëndee pour nga am oto day jafe yére bu nooy rek bu coton xanaa di jënd di feexlu wala man de ci sama ja. jamono ji ñu toll di nawet tàngoor gi day tàmbali nekkul lu yomb ñenn ci sénégalais yi ñu dajeel ku ci nekk am ni nga koy dundee rawatina sol lu woyof wala dem ci booru géej. jërëjëf Oumou Kalsoum Diallo ci boole reportage ñu wax ci xiiroog ngaayoo bi nga xam ne mooy am ci kaw tali bi ci diggante ñi nga xam ne ñooy dawal moto ak chauffeur si li koy gën a andi nag mooy ñàkk tolérance lu mel nag mën na andi ay l'accident ñu déglu reportage bi nga xamante ni Yvon Aka moo ñu ko defal ak Amarta Sonko. ñàkk déggoo bi am ci diggante chauffeur taxi yi ak dawalkatu moto yi nekk na lu ñu seetlu lool ci jamono ju ñu toll Massamba Damfa di wax ne ñàkk muñalante moo ko waral. xëy na xoolee bañ a kii rek xoolee bañ a yaatu rek parce que télé bi tamit xat na trop mais xam nga nit ku nekk da nga war a xam ne kii nit la nga moytu ko quoi surtout taximaan yi nag taximaan dañoo war a moytu borom dóoru yi ak nu mu mënti demee vite fait romb xam nga loolu noonu kiiwul quoi nu ñu koy waxatee yàggul. Aliou Diop moom xamle ni ñàkkam dawal akum jot yu yomb permis de conduire ci la. ñu ngi koy dem di am mais est-ce que code bi ñu ngi koy respecté normal xam nga permis moom boo koy jàng il faut jàngal la code mais est-ce que code bi bu ñëwee dinañ ko respecté xam nga ñoom dañoo jàpp ne moto bi fu xaj rek ñoom war nañ ko mën a gaaw jàll dem mais moto yi boo ko dawalee boo yoree moto di ko dawal yore responsable di ko dawal si yoon bëri dina mën a yaakaar naa di si mën a génn quoi ay accident. xol yu xat wante tali yi xatuñu di kàddu Alpha Diallo. daal man li ma ci xalaat mooy que ñàkk yaatal xol yi la parce que tali bi yaatu na tali bi xatu la xol yi rek ñoom ñoo xat comprendre nga parce que parfois damay gis ay détails yu bëri yi nga xamante ne carrément muy la surtout ci côté borom taximaan yi comprendre nga da ngay gis embouteillage day am embouteillage bu amee nii léegi ñoom mënuñu dem mais ñin mën nañ dem comprendre nga parce que peut-être bu ñu xejalantee may ñu ci digg bi ñin mën nañ. Pape Samba dolli ci takkatu der yi dañoo war a doxal yoon ci tali yi. Moi je remets ça entre les mains des forces de l'ordre. C'est à eux de faire respecter le code de la route, la loi sur le transport. Comme ça, on y gagne tous, tout le monde part, non, même les muy dawalkatu taxi di dawalkatu moto ñoom ñëpp
war a déggante seeni biir ndax tali bi lu mu xat-xat ñoo ko bokk teg si ngir moytu ay accident faw ñu muñalante jàppalante ndax mbir yi du ay fo. dañuy wax tamit ci santé maanaam affaire wér-gi-yaram ci conseil des ministres bi ñu génn njiitu réew mi Macky Sall ci fukki bébé ak benn yi nga xam ne dañoo ñàkkoon seen bakkan foole ca hôpital Mame Abdoul Aziz Sy moom mi ngi wax ne dana amal ay chantier jëm ci secteur bile ngir gën a yeesal plateau médical yi ñu déglu détails yi ak Aminias Mbow. ci waxtaanam njiitu réew mi ñaawlu na xew-xew yu fi jot a am niki 25 mai 2022 ca hôpital Mame Abdou Aziz Sy bu Tivaouane ak lakk-lakk yi nga xamante ni fukk ak benn gone ñàkk nañ ci seen bakkan njiitu réew mi moo ngi jaale xalif général Tidiane yi waajur yi ak famille victime yi moom mile daal di ordonné ab l'enquête ak audition ci service bu néonatologie ak bu établissement public santé liggéey bi nga xamante ni waa inspection générale d'État ñoo ko amal njiitu réew mi wax na ngir ñu leeral lu soxal mbir moomu ba mën a teg ay daan ñu ci laal xamle na ni dina tabax hôpital bu bees ca Tivaouane niki njeexitalu weeru juin 2022 ci noonu hôpital Aristide Le Dantec bokk na ci ay projet moom njiitu réew mi daal di teg loxo ci accident yu bëri lakk-lakk yi ci hôpitaux yi donte sax dugal na ci ay koppar yu bëri wante terewul war nañoo yeesalaat yenn hôpitaux yi ak ñu ñuy yore système santé bi njiitu réew mi sàkku na ci jëwriñ bu yor wàllum wér-gu-yaram mu def ab jàngat jëmale ko ci nu ñuy yore établissement public santé yu ci réew. ba tey ci mbirum santé ñaari agent yi nga xamante ni dañu leen jàppoon foole ci fukki bébé ak benn yi nga xam ne ñoo ñàkkoon seen bakkan foole ci hôpital Mame Abdoul Aziz bu Tivaouane ñoom ñi sax am bile mooy ñetteelu yoon ñuy am seen retour ca parquet bi juge bi nag moom li muy laaj mooy ñu andi ay complément d'information ci infirmiers yi nga xamante ni ñooy ay sages-femmes ci dossier bi nga xam ne tegu na fi mu toll nii ci loxoy procureur bi. tabac nag maanaam cigarette li nga xam ne dañuy tux ci semaine bi tamit ci lañ doon màggal ci wërngal këpp lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum tux nag moom am na ay njeexital mën na indi ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu doomu aadama yi ñu déglu Oumou Kalsoum Diallo lim ñu ci wax. journée mondialu tabac nekk journée bu mbooleemi réew buy am at bu ne ci fanweer ak benn ci weeru mai depuis 1988 ci njiitalu organisation mondiale de la santé l'OMS organisé na woon événement bu njëkk bi ci juróom-ñaar ci weerum avril ci année 1987 at bi ci topp lañu jaaree fa fixé ko ci fanweer at ak benn ci weerum mai journée bi li ko waral mooy wane loraange bi cigarette mën a indi ci wér-gi-yaram mi doomi aadama ak ci société bi ci économie bi ak environnement bi tamit ñaar fukki ak ñeenti réew africain tere nañu toog ci lieu public yi ak fanweer ak juróom ñoo interdire bépp publicité bu jëm ci luy jaral cigarette akum promotion teewul benn doomu Afrique ci fukk ñu ngi jëfandikoo tabac ci bu ñu sukkandikoo ci estimation yi produit yu bees yi yu ci mel ni inhalateur électronique yi ak nicotine yi ak produit tabac yi nekk na luy lor xale yi tamit di yokk suñu ñàkkar wàññeekum consommation cigarette nekk na lu amam solo te mën a contribuer ci développement santé bi wante comme ni ko données environnementales yi wane baaxintal gi dépassé na sax lu jëm ci mbirum santé RSI Oumou Kalsoum Diallo. jërëjëf Oumou Kalsoum Diallo ci leeral ñu wax tamit ci beneen feebar bu tudd sclérose ci semaine bii ñu génn ci lañ ko doon a màggal boole wopp nag bu la dalee sa bët yi da ngay am problème mu gis day jàpp sa xel mi lu nu mel nag ngir gën ci am ay leeral ñu déglu Alla Thiam ak leeral yi ñu ci andil. tey ci fanweeru fan nag la ñuy màggal feebar bii di sclérose nag nekk feebar buy indi ay jafe-jafe ci doomu aadama yi jàpp na nag lii di seen bopp lay jàpp di indi ay jafe-jafe wàllum yuur gi ak tamit yeneen pàcc yi ci cëri doomu aadama yi feebar boobu nag di indi ay jafe-jafe yu bëri ni mu manifesté nag bokk na ci li nga xamante ne mooy day lëndëmal say bët di indi tamit ab mettit ak di gaaw a sonn waaye tamit di indi ay jafe-jafe ci yaramu doomu aadama maanaam lii di cerveau bi ak yeneen
parti loolu nag gravité bi mi ngi rek sukkandiku ci nit ku nekk ndax am na ñoo xamante ni mën a nekk ci ñoom seen ngir ko dund te du leen indil ay jafe-jafe waaye tamit am na ñeneen ñoo xamante ni da leen indil ay mettit yu géegi day wa tamit nekk mettit yoo xamante ni du dañ da leen di topp seen ngir ko dund ci traitement boobu nag ñu ngi ñuy xamal ne lii di étape bi ñuy def muy immunosuppresseur ak tamit ay séance kinéthérapie dina indi loo xamante ne nii mën na tax ba ki nga xamante ne yor na doomu jàngoro bi du yëkk ay mettit diggante bi mu koy amee ak fi muy jeexee ci àdduna. tension bi nga xam ne moo dox ci RDC ak Rwanda mi ne sax ci sommet bi ñu doon am fële ci Union africaine moom nanguwul benn yoon tuuma yi nga xamante ni dañ koo gàll ci kawam ne da doon jàppale rebelle yi nga xam ne ñooy waa M23 nee na yiile tuuma nag amul bopp amul genn bu ñu sukkandikoo nag ci ministère des affaires étrangères bu Rwanda Vincent Biruta moom mi ngi wax ne lii tegawul fenn ne ñoom ñooy jàppale ñi nga xam ne ñooy yoole rebelle. xabaar yi tàggat yaram yi élimination Coupe d'Afrique des Nations 2023 Sénégal ak Bénin Lions yi nag ñoom amaloon nañ seen séance d'entraînement bu njëkk foole ca stade bu Abdoulaye Wade joueur yëpp daanaka sax ñëwoon nañ ba mu des kii di Sadio Mané waaye ci mujjantal ga daal di teew. xabaar yi tàggat yaram dina koy jeexalee ak kii di Cristiano Ronaldo moom nag mi ngi jàpp confiance ngir préparer ëllëgëm ci Ligue des Champions yi nga xamante ni moo war a am déwén moom nag bu ñu sukkandikoo ci xayba yi nga xam ne def nañ ko ci club bi nga xam ne moom la def ci titre individuel dugal na lu ci tollook 20 bit ak ñeent ci fanweeri match ak juróom-ñett ci compétition yu confondu waaye nag li nu mel doyul ngir mu mën a qualifier boobu këlëgëm ci Ligue des Champions. xabaar yi tàggat yaram yile sax moom mooy jeexal xibaar yi dina jox dig daje ni ki ëllëg ci beneen jotaayu xibaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne dafay wax ak ñun di wax ak yéen.